li tubaab di wax dynamique communautaire maanaam population bi ànd nekk benn xool lan mooy seen jafe-jafe ñoom ñëpp ñu jóg ci pour saafara ko loolu Médina Fall loolu lañu ko mus a xamee moo tax booy xool bokk na ci quartier yi mujj a juddu ci Thiès bokk na ci quartier yi gën a rëy Thiès bokkoon na ci quartier yi gënoon dellu ginnaaw Thiès il y a quelques années mais tey bokk na ci quartier yi nga xam ni ñoo gën a jiitu ci Thiès quartier yi nga xam ni ñëpp ci moom Médina Fall la ñuy jël exemple ci Médina Fall la ñuy xool pour lépp lu jëm ci wàllu développement kon tey suñu jarbaat Gueye Bamba Lo su wootee lii jël xale yi nga xam ni amuñu lu dul ñoom parce que ñun jàpp nañu ni mënuñu wax développement tant que amuñu xale yoo xam ni xale yu am ay valeur lañu xale yoo xam ni xale yu jàng lañu xale yoo xam ni ñu am patriotisme fonk seen réew lañu te loolu moom chaque année bu vacances yi ñëwee dina jël xale yi durant toutes les vacances mu leen di renforcer def renforcement de capacité di yokk seen xam-xam bu ñu demee ba vacances yi jeex mu dajale leen yëkkati ay fourniture jox leen ko pour yombal seen commencement ci école bi donc kooku vision bu xóot la parce que képp koo xam ni da ngay investir ci xale yow sa vision sori na parce que xale moo yor ëllëg réew mais xale bi nga xam ni nag dañ ko yar ci ay jikko yu baax xale bi nga xam ni dafa am diine xale bi nga xam ni dañ ko jàngal njàng mu xarañ moo xam ni ëllëg bu ñu gisatul mag ñi ñoom dañu mën a continuer liggéey bi kon merci Gueye Bamba. rappel historique bi sax xam na solo parce que itam ci société bi ngeen bokk te itam xorom ngeen ci di sant ñi fi teew ñëpp di leen nuyu bi nag maa ngi ciy jiital suñu jarabaat suñu sëriñ Bassirou Fall di sët ci suñu maam Cheikh Ibrahima Fall ak njabootu suñu maam sëñ Babacar Lo gi yëpp nga xam ni sëñ Modou Lo mii di organiser ci la bokk di nuyu sunu jarabaat sunu xarit monsieur Yankhoba Diattara vice-président du conseil départemental nit ku baax ku xàmmee ku fonk doomu aadama koo xam ni itam xam nañu li muy liggéey ci dëkk bi yàlla na yàlla yëggale yéene yëpp di nuyu suñu doom suñu jarbaat Alioune Badara Diagne moom xam nañ ko bu teewee fii ci mbiru l'école ñun xam nañu li ñu lié ak moom au-delà du fait que suñu doom la suñu jarbaat la mais wax nañ ko sànq lii daan nañ ci yëngutu vers les années 2000 bi ñu nekkee en activité bien avant notre retraite xale yi nga xam ni man maag sama xarit bii Bada Niang ñu créé association pour la qualité et la performance scolaire daan jàppale ay xalite ay moments difficiles ñi nga xam ni saa bu ñu wëlbatikoo daan leen di gis ñu daan jox enveloppe bu am solo ma bokkoon ak moom dendaroon ak moom service Alioune Badara mii ci la bokkoon du ma ko fàtte mukk na boo demee ba gisatoo sa papa c'est que y a une relève mais du ma fàtte démb maa ngi lay suivre nag sur tous les plans yow itam yal na yàlla eggale yéen ji parce que yéen ñëpp ak fànn bu ngeen passé bokk rek ak divers horizons politiques li leen yitteel mooy la gestion de la cité fexe ba dëkk bi defaroo donc yéen ñëpp yal na yàlla def li gën di nuyu itam mbokk yi fi nekk ñëpp El Hadj Niang suma rakk Maguette Wade wax nañ ko di représenté yëkkati sama kàddu ci turu délégué de quartier bi sëñ Moustapha di dalal gan yi nga xam ni dañoo génn jóge lu wees dëkk bi notamment monsieur le directeur du patrimoine bâti kóllëre gi dox sa diggante ak suñu jarabaat bi suñu doom Mamadou Lo ba nga sol sa dàll kóllëre googu ñoo ngi leen di ñaan yàlla ngeen sàmm kóllëre googu ba mu mën a jur lu ne yow it responsabilité yi ñu la dénk ci état bi yàlla na nga ci gën a am ndam parce que mbir mi jëkkee woo ko te doo ko mujje mais yàlla la ci yàlla defal loo xam ne dina gàcceel ñi la fa jiitaloon ñëpp nga am ci ndam bu ndaw ko di nuyu ñi nga xamante ni ñooy parents d'élèves yi autorités yi ak élèves yi nga xamante ni ñoo fi nekk tey nag sama toogaay fii nekkul lu ñu mën a jàppe sax toogaayu koo xamante ni soxna Gueye Bamba Lo la donc dama ñëw pour jàppale ko par rapport ak li nga xamante ni man moom laay liggéey muy affaire financement ak gestion de projet
xam nga moom dafa am ñetti domaines yoo xamante ni ñoo ko soxal muy éducation lu jëm ci wàllu xale yi ak ñi nga xamante ni ñooy adolescents yi femmes yi maanaam li nga xamante ni mooy jëm ci autonomisation de la femme ak li nga xamante ni moom mooy wàllu santé donc femmes yi njëkkee woon nañ ko daaw commencé ak comme dame bi ni mu ko waxee sànq financement wu 20 groupements de formation 20 groupements de femmes yoo xamante ni dañ leen former ci li nga xamante ni moom mooy transformation céréale locale donc mu fekk nekk formation yoo xamante ni defuñu ko rek pour teg ko noonu donc biñ ko defee dafa am après ay projets yoo xamante ni moom mooy adossé wu derrière parce que bu ñu jógee ci xale yi bu ñu jëmee ci femmes yi moom ay projet mu ngi jëm plus ci ñoom nu ñu mën a demee ba sukkali seen bopp maanaam au lieu que ñuy ñëw seen jëkkër yi di leen jàppale wala moom mu leen di jàppale wala mère bi di leen jàppale Gueye Bamba moom dafa bëgg dem ci loo xamante ni jigéen ñi seen bopp ñoom ñooy am seen ay liggéeyu bopp di sukkali seen bopp ba mën sax ñoom jàppale seen ay jëkkër pourquoi pas parce que ci ère boobu lañ toll donc projet bi nga xamante ni moom laay wax tey wax tey dafa initier benn projet bu bees boo xamante ni mu ngi tudd jàppandal capital donc jàppandal capital boo ko déggee dafa am benn fonds boo xamante ni ñu ngi ciy liggéey ak ay partenaires donc man récemment voyagé woon naa ci sama cadre liggéey donc mu am ay financement yoo xamante ni ay partenaires américains yi ñoo ko mettre à disposition moom aussi mu indi ay financement yoo xamante ni ay partenaires yu nekk France ñoo ko indi léegi financement yooyu nag moom dafa ni daf koy séddalewaat ñi nga xamante ni moom mooy jigéen ñi parce que ginnaaw bi mu leen formé ba pare projet bi ci topp mooy mu jëndal leen ay machines pour formation yooyu nga xamante ni defoon nañ ko ci ñoom ñu mun a pratiquer di defar seen ay propres céréales lu ko mel ni ay tamxarit wala korité wala yenn fête yi ñoom ñu mun a jaay waa quartier Médina Fall defar pour seen ay njaboot nga xamante ni lépp lu ñuy jënd wala di ko nga xamante ni lépp loo xamante ni dañ koy liggéey duñ ko jéggaani dem di ko jël muy duggaat feneen donc projet bi daal si lu mu mën a adossé wu su ma ko mënee résumé mooy à ce que ñi nekk Médina Fall ñoom ñooy liggéey li nga xamante ni moom la waa Médina Fall di dundee donc comme ni ma ko waxee projet mooy jigéen ñi nekk Médina Fall ñoom ñooy liggéey li nga xamante ni moom la waa Médina Fall di dundee donc projet bi ñaari fànn lay nekk dafay am ay machines yoo xamante ni dañ koy jënd comme ni ma ko waxee pour transformation de céréales yi ñu jaayaat ko ci biir quartier bi mais dafa am fonds boo xamante ni dañ koy financer donc financement yi nan lay demee dafay am ñoo xamante ni ñoom ñooy nekk ci machines yi am ñoo xamante ni ñoom ñooy nekk ci vente yi am ñoo xamante ni ñoom ñooy nekk ci exportation yi parce que bëgg na moom d'ici 2 à 3 ans forum yi nga xamante ni dañ koy def transformation céréale locale mu nekk ci sous-région bi ak mu nekk à l'étranger aussi bu ngeen demee ba ngeen am benn expérience ak benn crédibilité par rapport ak produit yi ngeen di jaay ngeen mën koo exporter en dehors du Sénégal donc jàppandal capital boobu daal bu ma ko bëggee résumé fonds la boo xamante ni bu bees la pour jigéen ñi nekkul xaalisu banque nag xaalisu ay partenaires la yoo xamante ni disponible na suñ demee ba ci kanam dinañ leen boole ak ay institution de microfinance maanaam ay banque ay mutuelle ñi si bëgg a bokk ñëpp rapproché wu si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gérer femmes yi ñu inscrire mu nekk ay financement yu ndaw yoo xamante ni day jóge 100 000 ba 1 million léegi nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy fay normalement te duñu tardé ñoom la ñuy sélectionné après pour ñu mën a dem ci foire yi ñoom aussi la ñuy sélectionné pour suñu demee ba am yeneen financement yuy dem ba 5-10 millions ñu mën a éligible maa ngi leen di jaajëfal. suñu xarit Mamadou Lo mi nga xam ni moo organisé jotaay bi mbokk waa Sénégal moo justifié tey mu invité ay xaritam yoo xam ni dëkkuñu Thiès. te loolu defe naa ni sàkk la ci Thiès ak ci Médina Fall ay personnalité état bi jóge Dakar ñëw répondre invitation comme monsieur Fofana mu ngi leen di souhaiter la bienvenue à Thiès di leen remercier ci invitation boobu ndax soo ko defalee moom du ñun nga ko defal di nuyu kilifa yi ñu fi fekk suñu kilifa rek lañ fi fekk tàmbali ko ci suñu sëriñ yi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar donc di la jox sa wàccuwaay di également nuyu suñu nijaay
muy suñu tonton Bada moom defe naa ak doyen Diouf ñoo bokk atte ñoom defe naa ni njaboote moo leen jàpp njaboote ndax ñun ñëpp seen njaboot lañ mais njabootee tax seen yitte yëpp ci encadrement xale yi la nekk ak mën naa ni xale yi ci dëkk bi te Médina Fall am na ci cër boo xam ni cër bu rëy kon ñoom war nañ leen sant gërëm leen. dama recevoir ay jeunes récemment ay jeunes leaders yu dëkk Médina Fall ñu ni ma dañu bëgg ñëw jàppale ñu wax man leen mais est-ce que li ñoom doyen Bada defoon ci plan de développement Médina Fall yéen a ngi xalaat defe naa doyen Bada wax na ko sànq plan de développement bi ñu defoon yàlla suturaal na leen ñoom ci seen ay ñoom mën naa ne réaliser nañu 100% yi Médina Fall vous doit cette reconnaissance Médina Fall également mën naa ni am na fierté ci yéen ndax nekk ngeen ay doomu Médina Fall taxaw ngeen Médina Fall mais loolu nag c'était sous l'encadrement et la supervision de notre père notre feu père ñun ñëpp encore ñu ñaanal suñu borom yàlla yokk ay leeram taaf ñu si barke doyen wax na ko sànq Baye Mor Lo soo gisoon léegi njëkk a impressionné mooy cet gi ni mu sete dafa set sell macha allah looloo la njëkk impressionné ak col gi macha allah loolu moo doon marqué suñuy jotaay ak moom moo tax même administration bi dafa am benn vide bu ci nekk ndax Baye Mor moo doon représenté moo doon symboliser Thiès mag ñi ci biir administration Sénégal ba ci Thiès su teewee rek mel na ni kilifa yëpp teew na mais également kilifa yi dañ doon am fierté bokk ak moom jotaay ndax ni mu doon sellale jotaay ak ni mu ko doon taarale yal na yàlla leeral bàmmeelam gën a taaral bàmmeel ba mu tëdd yàlla tax bi si barke Mor nag sëñ Baye Mor moo ma boole woon nag Mamadou mën naa ne ñu gënoon nekk tout temps Mamadou aime le rappeler souvent ma ne ko xam man nag damay fàtte ndax man j'ai tellement sama parcours universitaire et scolaire dafa xaw a danse ba même lépp mënatuma ko jàpp ba tax na kon su yàlla dogalee Mamadou ñu ngi retrouvé wu à Abidjan la ñu retrouvé wu maa ngi moom mu nekk ci mission ma ne ci mission on s'est retrouvé en Côte d'Ivoire waxtaan retrouvé wu waxtaan lu bëri ak perspective yu bëri ci Thiès ak ci Sénégal kon tey su ma gisee depuis 2-3 ans muy def lu mel nii day nekk honneur ci man ak fierté ma ñëw accompagner ko assister ko di ko rendre hommage nag ci liggéey bu rafet bi muy def Médina Fall ndax li muy def mën naa ni doom bu baax bu nekk loolu nga war a yéene sa dëkk moom nga war a yéene sa gox te moom ci loolu lay yëngu luy suqali Médina Fall kon Mamadou on te félicite pour cette belle initiative on t'encourage aussi mais également ñaanal suñ borom lii gën a barkeel li mu gën a sax mu yokk ba yeneen domaine yëpp dugg ci mais également jërëjëf Mamadou dañuy ñaan rek suñu borom ci barke waajur yi ñu dem ba cérémonie bii bépp élève bu Médina Fall di ci mën a bokk incha allah ndax li ngay def c'est un exemple jeune leader yëpp waroon nañu indi mën naa ni topp say tànk ci seen koñ yi ñu dëkk yàlla may leen as tuut ak mën-mën ñu koy def seen waa koñ ndax ñun ñëpp nag fi ñu toll tey njàng mi moo tax ak barke waajur yi kon loolu ñun ku ci yàlla suturaal war nga bàyyi loolu xel kon ñu ngi lay féliciter ci loolu di la ci encourager li ñu tax ñuy ñëw c'est pour te dire rek nos encouragements vraiment nga xam ni ñu ngi yëg ni yaa ngi ci yoon bi macha allah yal na yàlla motale jàmm mais également ñëw Médina Fall c'est l'occasion pour nous toujours ñu renouveler suñu fierté ci Médina Fall mais suñu fierté également ci ñi nga xam ni ñoom la yàlla dénk quartier bi doyen Diouf a ngi nii wax naa ko sànq mook doyen Bada jaboote moo leen jàpp maa ngi dégg muy annoncé ay bourses sànq mais noonu rek la dans tous les domaines loolu la yëngu mook doyen Bada yem mais Thiès aussi genre responsable yu mel nii mag ñu baax ñu mel nii moom la ñu war a ñaan ci quartier yëpp ndax ñoom suñu melee nii encadré xale yi
yàlla mën a def jàmm di leen wan yoon te loolu vraiment ñu ngi ci kon doyen ñu leen di ñaanal suñu borom yàlla bàyyi leen suñu kanam lu yàgg a yàgg ngeen gën ñu di conseiller di encadrer ñun njaboot lañu rek waxoon naa leen mais également maa ngi féliciter président chambre de commerce président maa ngi lay féliciter ñu ngi lay gërëm xam nañ sa taxawaay mais également dégg nañ li nga defal jigéen ñi loolu aussi dañ leen ciy féliciter di leen ci encourager di jéggalu bari ki dem yaa ngi may invité fi directeur de COSEC ñëw malheureusement ma nekkoon en déplacement mais vraiment ñu ngi leen di féliciter bu baax ci liggéey bi macha allah rafet na beneen bi maa ngi waxtaan ak tout à l'heure doyen Bada ak Mamadou ma ni leen Médina Fall li ngeen wax ci Baye Mor yàlla dogal na lycée Médina Fall ci conseil départemental la dépend bërki démb dernière réunion bi ñu def ci la ñu baptisé lycée Ngoundiane defe naa ne xam ngeen Ngoundiane maire bi moo bind muy suñu xarit comment il s'appelle encore le maire de Ngoundiane Mbaye Dione demandé ñu baptiser lycée Ngoundiane premier président conseil rural ba suñu papa Mamadou Ñing ñu tudde ko ndax nekk na fa président de conseil rural pendant presque 20 ans te moo initié lycée ba indi action développement yi pour ñu bañ ko fàtte ñu tudde ko lu mel noonu defe naa ne à Médina Fall Baye Mor Lo mérité na ñu tudde ko lycée de Médina Fall te sur ce plan là Mamadou yaag doyen Bada ak doyen Diouf ñu ngi xaar un rapport et une saisine officielle pour ñu xool avant la fin du mandat au courant de 2019 nan la ñuy amee une session exceptionnelle dédiée à Baye Mor Lo pour ñu tudde ko le lycée de Médina Fall. En tout cas je prends l'engagement ici ensemble avec vous ensemble ñu défendre le dossier devant les conseillers te defe naa ni loolu luy neex a jàll la luy neex a voté la te conseil bu ci nekk dina ci gis boppam dina ci am mbégte bu baax kon côté boobu Mamadou vraiment soyez rassuré nga transmettre à la famille notre reconnaissance parce que macha allah famille Baye Mor yaatu na mais famille bu am njëriñ ci Médina Fall mais aussi bu am njëriñ ci Thiès ak beneen bi maa ngi doon wax doyen Bada ak Mamadou il faut ñu travailler pour que Médina Fall am un centre de santé ndax Médina Fall am na 2 postes de santé mais ñun da yàlla dafa dogal dañuy liggéey ci benn projet bu ñuy wax projet de lutte contre la mortalité maternelle et infantile mooy bëggatuñu benn jigéen di mucc di ñàkk bakkanam ci Sénégal rawatina ci Thiès defe naa jigéen ñi fi ngeen xamee hôpital régional ni mu meloon ak maternité bu bees bi ñu fa tabax xam ngeen ni changement am na hôpital régional 250 millions lañ ko tabaxee maintenant loolu la ñu bëgg comme hôpital bi dafa fees yéen sax gis ngeen jigéen ñi ni ñuy mel da ngay gis ñett ba ñeenti jigéen ci benn lal loolu hôpital régional àttanutu ko dañoo bëgg commune bu nekk ci Thiès commune bu nekk ci département bi ñu tabaxal la centre de santé un centre de santé coûte 500 millions benn centre defe naa directeur du patrimoine bâti mu ngi nii un centre selon les normes du ministère de la santé 500 millions la am nañu 12 communes à Thiès département ak ñett yi ne ci biir ville bi muy 15 communes Thiès ñett centre de santé la am kon am nañu déficit 12 centres de santé et on souhaiterait avec le ministère les partenaires au développement commune bu ne ci Thiès ñu fa mën fa tabax un centre de santé je pense Médina Fall mérité na un centre de santé te loolu pour jigéen ñi spécialement que ñu ngi liggéey bu baax. jërëjëf xam nga jigéen ñi Mamadou dama la ñuy féliciter nos braves femmes méritent d'être soutenues ndax yàlla dafa dogal na jigéen amul doole jigéen dooleem bëriwul ñun ñoo leen war a yërëm jàppale leen te ni ngay def noonu la amoo xaalis boo leen di jox tout le temps mais encadrer leen former leen mais également jàppale leen tout à l'heure maa ngi féliciter madame ci exposé mais également ci encadrement bi mu proposé pour jàppale jigéen ci ay financement ngeen am seen autonomie loolooy indi développement ndax nag yàlla dogal na yéen a yor kër yi de kër yi yéen a ko yor si yàlla suturaalee ba nga am ci lu ngeen téye borom kër gi am ci lu mu téye yàlla dina def sutura ci njaboot ci ba tax na kon dañ leen di féliciter ci loolu daal ngeen xam ni aussi président ñu ngi lay féliciter ci geste bi mais également ñu xam ni Mamadou
pare nañu également pour accompagner ce groupement de familles ci ay financement ak jàppale comme madame li mu wax sax. merci beaucoup en tout cas loolu leen di félicité bu baax di leen di gërëm. ma ni am nañu ñaari projet yu ñu doon waxtaan bu njëkk bi mooy doyen Bada moo ko wax ak doyen Diouf nan la ñuy def bu tuddee sëñ Mor bërëb boo xam ni dina tolloog taxawaayam bi mu amoon ci dëkk ñu xalaatoon lycée Médina Fall yàlla dogal tur yi ñuy jox lycée yi ci conseil départemental lay jaar conseil départemental moo am compétence pour voter ko yëgal ko ministère de l'éducation nationale ñu ni woon suñu njaboot gi mayee ñu jot ci dossier conseil départemental dina def réunion exceptionnelle consacré ko pour tuddee lycée Médina Fall lycée Serigne Mor Lo Baye Mor loolu ñu ni woon ñu yëgal la ko aussi nga xam beneen bi mooy yàlla dogal na dañ doon waxtaan ci mbiru wér-gu-yaram ñu ni dañu am projet bu ñuy wax projet de lutte contre la mortalité maternelle infantile mooy bëggatuñu benn jigéen di mucc di ñàkk ba kanam mais également commune bu ne dañ fa bëgg a tabax centre de santé mooy comme bi nekk 10e comme yéen yàlla dogal am ngeen ñaari poste de santé defe naa li manque Médina Fall mooy centre de santé man doon ci waxtaan ak Mamadou ak doyen Bada ñu ni am ngeen terrain 5000 mètres carrés bu leen chemin de fer may fii ñu ni ñun mën nañu préparer wu pour jéem a xool nan la ñuy tabaxalee Médina Fall centre de santé nag 500 millions lay jar ndax ministre de la santé moo définir loolu te ñun projet boobu dañ ciy liggéey xam ngeen ne am nañ partenaire Italie boo xam ne moo ñuy jàppale moo tabax sax maternité bu bees bi nekk kii hôpital régional 250 millions lañ ko def ba tax na loolu it sa projet la donc bi ñu topp mooy doyen Barak ma doon wax lycée Médina Fall dafa bees te suñu sañoon ñu am beneen CM mooy collège ma ne ko collège bi ñun dañu am projet bu ñuy wax une commune un lycée collège bi li tax man dinaa ci sawar bërki démb rek laa doon inauguré ay salle de classe pour la rentrée mais dafa am tey benn possibilité bu Thiès am xam ngeen le nouveau code minier dafa ni mine yi nekk Thiès mooy Dangote ICS Ciment du Sahel 0,5% ci seen chiffre d'affaires dañ koy reverser collectivité locale te que Dangote su defee 154 milliards chiffre d'affaires dañ naan ko 0,05% ci li nga liggéey ci at bi da nga koy reverser conseil départemental xaalis boobu su ñëwee il faut ñu xam fan lañ koy dugal moo tax ma ne ko njàng mi ak faj gi mooy priorité conseil départemental moo tax ma ne ko ci loolu mën nañu commencer xalaat fan la ñuy def collège bi ndax yàlla dogal na man at bu nekk 70 millions nag la ma état bi di jox bokkuma ak monsieur Fofana moom ay milliards lay gérer man 70 millions laay am 70 millions yi su ñëwee 35 millions bi dama koy jox njàng bi communes yi nga xam ni amuñu lycée ma tabax fa ay seconde ay première def naa ko Kayar def naa ko Kër Moussa déwén laay tabax terminal yi mu mot donc ñeenti salle de classe mën nañ ko tàmbale ak collège yu Médina Fall su fekkee ne am ngeen terrain muy 6e ak 5e at ko ca topp ma defaat ñeenti salle de classe muy 4e ak terminal collège mu mot man noonu laay doxale ndax li ma yor bëriwul su ma yoroon ay milliards comme foofu nag benn at ma tabax lépp mais man tuuti laa yor mais as tuuti laa yor mais lu mu ndaw rek ñu bokk kon loolu doyen mën nañ ci liggéey délégué mën nañ liggéey ci loolu ndax lycée Médina Fall en réalité Médina Fall beneen lycée la mérité un deuxième lycée la Médina Fall mérité te loolu maa ngi ciy liggéey sax ak waa Toulouse ndax xam nga Toulouse day liggéey dul mais xam nga français yi ñoom dañu xaw a temps yi réticent ndax dañoo tas région yi def ay département moo tax région française yi nekkoon partenariat ñu xaw a jël recul mais sinon depuis Idrissa Camara depuis président Idrissa Camara la ñu bëggoon tabax nouveau lycée à Médina Fall kon loolu yéene yooyu daal la ñu amoon délégué ma ne woon ma profité rek waxtaan ceeg population yi vraiment profité ci
événement Mamadou bi pour partager ko ak les populations mais également yéen ñi ngeen xam ni yéen a ñàkk dëkk bi vraiment ñu leen sant di gërëm di wax ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu mbokki Thiès ak mbokki Medina Fall di jiital ci nuyoo bi suñu xarit ak suñu kilifa yi ci fekk président Yankhoba Diattara mi nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp yi département de Thiès di nuyu suñuy sëriñ sëñ Bassirou Fall sëñ Modou Aminta Fall di siyaare délégué de quartier bi nga xam ne moom la yàlla dénk quartier bi te ku gis ni mu dugg ak ni ko nit ñi gàttandoo nga xam ne jox nañ ko cër bu baax ndax taxawaayam ak li fi président Yankhoba Diattara seede léegi ci moom di nuyu yeneen kilifa yi ci fekk sëñ El Hadj Badara Niang sëñ Modou Diouf Maguette Wade xam naa joxagoo ma ci sa livre yi waaye boobu léegi maa ngi xaar Mayata si sëñ Modou Diop ak madame Lo moom it def fi exposé bu am solo li waral la ñëw fi tey nag ñaar la benn soxna Fatou Kiné Diop mi nga xam ne sama jarbaat la doon wëllëre ak Mamadou Lo ba yàlla def wëllëre boobu law ba suñu diggante tey mais dafa bokk it ci li nga xam ne moom la ñuy liggéey ñun ñi nga xam ne mooy acteurs publics yi mooy di gën a jaajëfal di ñaax ak di encourager les leaders locaux parce que àdduna ku ko topp te xool ko xam ne li koy defar du nguur kese du conseil départemental kese du commune kese dafa baax communauté bu nekk maanaam ay nit bu ñu dajaloo ndax li ñu gëm wala li ñu bokk ci deret wala li ñu bokk ci gox goxaan am ci ñoo xam ne dañuy jël seen responsabilité ne lii kat bëgg naa dugal ci sama loxo ndaxte mën na am ci taxawaay mën na am ci taxawaayu àdduna mën na am ci alal mën na am ci position yàlla dénk na ma ci loo xam ne waratuma yem ci sama njaboot kese te sëñ Mamadou Lo yi loolu la def tey ba bëgg ngeen tàcc ko ci bu baax a baax ndaxte fa mu ne di liggéey mënoon na def ni yeneen moromam lu mu am yemale ko ci boppam ak ci ay waajuram waaye bu ñu nettalee Baye Mor Lo li mu def ci gox bi nga xam ne ci réforme ak ci révolution ni ko sëñ Aliou Badara Niang waxee sànq nga xam ne donc moom loolu lu nàmp la ak culture la boo xam ne yàlla def na mu màggee ko te loolu dafa am solo suñu réew fii mu jëm ku ne dafa war a jàpp ci li nga mën mooy bu école jotee bu conseil départemental defaree école yi ministère joxe moyens ak yeneen ku ci ne ci ñun da nga war a jàpp fi nga war a jàpp ñi mën a joxe fourniture scolaire joxe fourniture scolaire ñi nga xam ne tamit mën nañ def leneen ñu def leneen ñu may monsieur le ministre Serigne Gueye Diop. di nuyu surtout mon frère et ami Mamadou Lo di nuyu mon neveu Karim Fofana di leen nuyu yéen ñëpp bëgg d'abord jégalu parce que yoon wi mooy xat lool diggante Ndakaaru ak fii loolu moo waral ñu naaje ñu ngi ci jégalu baax a baax maa ngi nuyu aussi ki nga xam ne mooy président conseil départemental bu Mbour bu Thiès parce que man mii aussi je suis un membre du conseil départemental de Mbour kon mel na ni tey ñu ngi suñu dëkk Thiès mooy suñu capitale ñun waa Mbour communes yi nga xam ne ñoo nekk biir région de Thiès yëpp 36 communes la ci Sandiara ci la bokk kon tey fi ma nekk nii sama dëkk la fii laa jàngi aussi ancien élève ingénieur laa woon fii ci école nationale agronomie bu Thiès kon def naa fi ñetti at kon Mamadou je suis de retour à la maison tey fii vraiment suñu kër la li tax ma teew fii lu am maanaa la bu njëkk mooy Mamadou Lo Mamadou dañu yàgg xamante depuis Côte d'Ivoire du tey bi ma nekkoon directeur u Nestlé fële en Afrique basé en Côte d'Ivoire Mamadou la nekkoon directeur u Caterpillar Africa foofu en Côte d'Ivoire ñu daal di ñëw former ce qu'on appelle l'association des cadres sénégalais de Côte d'Ivoire mu nekkoon ci association boobu ñuy liggéey bu rafet foofu te lii la ñu doon def dañu doon jël école yi nga xam ne fa lay sénégalais yi di jànge école maternelle jël ko tabaxaat ko réformer ko peinturaat ko delloowaat ko waa Côte d'Ivoire kon li muy def nii dafa nekk conviction ci moom jàppale ñu lool ci association boobu
ci cadre yi gënoon màgg Côte d'Ivoire ci la bokkoon ba bi ma ñibbee jógee Côte d'Ivoire ñibbi si Sénégal moom mu jóge foofu dem Bordeaux alors dañu garder ces relations là amul lépp li may taxawal à Sandiara te taxawul à mes côtés loolu moo waral ma bëggoon ko sargal tey ne ko lii nekk loo xam ne daf maa bett mais ñaareel bi aussi mooy li ma gën a neex ci Mamadou mooy la générosité mbaax parce que nit mën naa am xam-xam mën naa am alal mën naa am pouvoir mais li am importance mooy est-ce que alal boobu am na ci mbaax est-ce que pouvoir bi am na ci yéene est-ce que aussi xam-xam bi am na ci mbaax également te moom noonu la mel kon loolu laa ko xamee tax na ba lépp loo xam ne à Sandiara mu nga fa moom moo fay jiitu pour ñëw fekk si ko muy inauguration école muy inauguration dispensaire ak lépp lu may def rek alors daf may daldi ne ñëwal waaye aussi li gën a tax mën naw ko mooy daf ma newoon bi mu nekkoon Côte d'Ivoire que moom son rêve mooy dellusiwaat Thiès bi mu juddoo def à Thiès loo xam ne kenn mosu ko fee def loolu la mu waxoon te je pense que li muy def nii c'est le bon départ Karim Fofana sama jarabaat sama lépp wax na ko léegi nee na dëkk li koy yore dëgg ñaar rek la le savoir d'abord xam-xam ku la jiitu rek xam-xam la jiitoo jiitowu la or jiitowu la diamant parce que loolu mu ñëpp ko mën a am kon soo bëggee soppi dëkk dëgg alors da nga leen jox xam-xam Nelson Mandela moo ko doon wax nee na l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde maanaam xam-xam mooy li gën a wër li gën a am doole pour soppi jamono pour soppi dëkk pour tax mu riche pour tax mu jëm kanam mu prospère noonu loolu la xam-xam mel kon lépp lu ñu la may muy alal muy xaalis ak lépp xamal ne li ñu la war a may dëgg ba seen doom yi yéen ëllëg nekk ay cadre mën ñoo remplacer comme ministre président directeur général alors mooy livre yi ca man ci lii laa commencé kon Mamadou fii c'est la bonne voie lii la ñu war a commencé parce que lii la ñu tubaab yi rawee lii la ñu chinois yi rawee lii la ñu ñëpp rawee kon suñu leen bëggee rattraper lii dañ ko war a gën a fonk ñun xale yi dañ leen war a gën a taxawal pour ñu mën a jàng jigéen ñi surtout xale yu jigéen dañu leen war a gën a pousse ñu dem à l'école kon lii dama cee kontaan trop te je pense que li nga xam ne aussi éducation moom lay moom lay joxe mooy maintenant koom-koom loolu moo tax dans le plan Sénégal émergent axe bi nga xam ne mooy axe 2 bi mooy le capital humain loolu mooy lii tey mooy l'éducation la formation professionnelle la formation universitaire te je crois que tey soo xoolee li nga xam ne moom la ñuy def à Thiès président Macky Sall di ko fi def muy université Thiès yi polytechnique ENSA ak école yi fi def ak amphithéâtre yi kon loolu wane na exactement que affaire éducation affaire njàng xam-xam surtout pour la jeunesse loolu mooy solution bi waaye lii doyul dama koy wax chaque fois leneen li nga xamoon lu ci war a teg mooy li nga xam ne mooy koom-koom économie bi maanaam usines yi agriculture bi ak lépp loo xam ne infrastructure ak tertiaire loolu ci ngay liggéey man mi ci lay liggéey Karim Fofana ci lay liggéey ñun ñëpp suñu rôle conseil départemental loolu la ñuy liggéey parce que soo amee xam-xam te amoo foo liggéey également du dox loolu moo tax ñu ngi waral def ay centre ay zone économique spéciale à Diamniadio yëg ngeen que Sandiara am na zone économique spéciale également kon Mamadou vraiment dama la bëggoon a encourager di la wax nag bul yem fii lii mooy voie bi nga xam ne mooy tax sa ëllëg nga mën a dugg ci li nga xam ne mooy soxla nit ñi mën leen faj parce que voie bi mooy au lieu may la jën dama lay jàngal ni ñuy nappe parce que man fi laa jaar yow fi nga jaar ñeneen fi lañu jaar mais aussi suñu jorgee fii nañ fexe ba éducation bi ci boppam ñu gën koo fonk parents yi gën koo fonk ñu seet naka la ñu def ba école bi am jàmm aussi maanaam la paix dans l'école sénégalaise loolu aussi dafa nekk loo xam ne ñun ñëpp ñoo ci war a jóg di la encourager aussi pour que étudiants yi nga xam ne ñoo nekk dans le quartier ñu jël exemple ci yii am na ñu nekk étudiants yi nekk dans les quartiers ñooñu également dañ leen war a jàppale pour suñu demee à l'université alors du ñu mën di nekk am problème mu chambre am problème mu bourse et tout ça yooyu yëpp bëggoon naa vraiment ñu gën cee waxtaan pour que ñu mën a jàpp ci loolu Mamadou li mu def aussi royukaay la parce que je suis sûr que du moom rek mooy cadre fii dans le quartier Kër Medina Fall am na yeneen cadre kon aussi lii dafa day interpeller yeneen cadre yi pour dire que kon man lan mooy sama devoir
est-ce que dama war a toog di jël sama xaalis sama oto bu rafet sama kër gu rafet bàyyi société bi noonu wala aussi dama war a jàpp renvoyer l'ascenseur aux autres comme ni ko Mamadou defee loolu moo waral interpellation ba exemple aussi li ngay def nii te exemple dañ ko war toujours di ko seet royukaay nit dafa day seet royukaay day seet léegi def te mu gën mu roy ko copier ko seet loo xam ne baaxul mu bàyyi ko te je pense acte bi dañ ko war a def aussi mu nekk un acte républicain loo xam ne képp koo xam ne yaa ngi juddoo Thiès mais yaa ngi juddoo Sénégal surtout war nga ne man kat nan laa mën a def ba yokk ci ay stylo ay yeneen gomme ay yeneen cahier et cetera fi muy mujjee rek mooy le futur. J'ai dit à Mamadou que le rôle des intellectuels mooy lan jusqu'ici affaire u développement affaire u politique dañ ko bàyyi ak ce qu'on appelle les politiciens traditionnels maanaam koo xam ne sa métier mooy politique ñun notre métier n'est pas la politique moom cadre la man cadre la moom du cadre la ñu bëri fi ay cadre la ñu te tant que cadre yi defuñu comme France États-Unis Allemagne maanaam ñi gën a jàng ñi ëpp xam-xam ñi gën a xarañ ñoom ñooy jël le pouvoir économique ñoom ñooy nekk les ministères ñoom ñooy jàng dans l'industrie ñoom ñooy dem ci économie bi moo tax il est temps que les cadres ñu mel ni Mamadou dugg maintenant dans la politique mais dans la politique de développement politique bi nga xam ne mooy tax Sénégal jëm kanam politique bi nga xam mooy tax xale yi am classe am bourse suba politique xam mooy tax Thiès chômage bi wàññeeku fi Sénégal chômage bi wàññeeku fi loolu laa gëm man te loolu laa ko doon wax et tant que les cadres les ingénieurs les financiers les banquiers tant que universitaires yi dañu bàyyi politique bi aux autres le Sénégal du avancer mais il faut ñu changer la notion de politique est-ce que c'est une politique pour me servir man wala c'est une politique pour servir les autres politique pour servir les autres boobu nag man moo ma tax a dugg dans la politique moo tax Karim foofu dugg dans la politique moo yow tax dugg dans la politique te loolu moo nekk li nga xam ne mooy sauver le Sénégal parce que tant que ay borom xam-xam jiitewuñu le pays dans tous les secteurs économiques industriels éducation en fait le pays là du mën a avancer te man loolu laa gis bitim réew loolu laa gis partout dans le monde que c'est ñi nga xam ne ñoo jàng loolu ñoom ñoo ko mën a yore parce que Socrate moo ko doon wax au IIIe siècle déjà que ceux qui savent gouvernent nee na tant que ñi am xam-xam jiitewuñu yoon wi du ñu mën a gaaw a dem parce que xam-xam mooy leeral yoon su lëndëmee course ci biir néeg ki am lampe bi mooy xam fan la bunt bi nekk pour en cas de danger kon encore une fois ça revient à l'éducation ça revient à la responsabilité ñun lan mooy suñu responsable dans la société en tant qu'intellectuel est-ce que plaidoyer rek la lii baaxul lii du yoon lii la ñu war a def wala c'est l'action man action boobu laa gëm ci loolu laa li ñu waxtaan depuis plusieurs années te wax naa ko naa la ci jàppale naa ci jàppale keneen képp koo xam ne dugg nga ci biir politique bi nga xam day servir le Sénégal rek naa la ci jàppale kon moo foofu laa bëggoon a yem di leen sant yéen ñëpp di leen gërëm bëgg ngeen jàppaleel ma sama rakk ji parce que ku am avenir la te mën naa ko jàpp. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana Muhammadin makin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. asalaamaaleykum mbooloo mi noo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di dalal jàmm sunu gan yi fi ñëw monsieur le ministre du conseil auprès du président de la République monsieur Macky Sall le maire de Sandiara noo ngi lay dalal fii ni nga ko waxee sa dëkk la ndax Modou mii kat bay boo ma ne maamam foofee am na fa ay tool yu yaatu ci boori Sandiara mooy Daaru Sànd moom ci Sandiara la bokk kon dangaa wax sax ci saayir si nii ci ko waaye bàttin ba xamal woo ko ni sax kon yéen a bokk lépp noo ngi day sant nag di la gërëm ndax foofee kat sunu paas bu mag a mag a mag la muy Mbuur ndax am na fa ay dëkk yoo xam ni sunu dëkk yu mag a mag a mag la muy Malakura Wolof mooy Daaru Cumbeen ak fu ñu naan Daaru Sànd
ci wetu Sandiara kon noo ko rafetlu sa teewaay ak sa waxam ju rafet ji nga wax fii ñu di ko rafetlu lool di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xam ne loolu ci dara ànd gi ngeen ànd ndax liggéey développement lu jëmee Sénégal kanam kon noo koy rafetlu lool di ñaan sunu borom yàlla na jàppale ba kenn ku ci ne la nga yéene sunu borom may la kàttan googu mën a jëfe ñu nuyu nag sunu doom maanaam doomi Thiès muy le président Yankhoba Diattara président conseil département bu Thiès di doomi Thiès en même temps nag di doomi Médina Fall gi ndax du nit ku réer kon noo nga lay dalal di la nuyu di la sargal ci nam gën a kowee ndax nun ñii day nooy bokki Mouhamadou Lo waaye Mouhamadou yi bu fekkoon du woon ni dafa am beneen taxawaay bu ñu biir kon nit lii ñu wax duñ ci mën a àgg ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci diggante jàng lii la ko dalee foofu ci fa mu ko doon waxee ba Chine kon sàkku xam-xam farata la ci nit ki dem di jàng ba àgg siin sax di sàkku xam-xam kon li nga wax sànq ministre mooy dëgg xam-xam mooy baax bi ndax fii nu ne dama koy tàmbalee ci micro bi nga xam ne moo ma gën a jege dafay facilité sunu dégg ba ñi nekk fii ci salle bi ak ñi génn ci salle bi du ko dégg moo ne xam-xam ko lal de ingénieur bi ak soman yi ñooy fuural seen dënn ba génne ci xam-xam boobu moom lay jëriñoo tey jii bu doon taw dunu tooy te li ko waral mooy xam-xam ko lal ndax ciment bi ñu ko defaree du xeer képp lañ jël def ko ciment dañ ko boole ak yeneen i produit ba mu def ciment ñu construire ci ab bâtiment fer bi suuf la woon rek ak xeer ñu di ko defar ba defar ko muy fer moom lañ boole ak béton ak sable tabaxe ko bâtiment bi kon loolu lépp xam-xama ko def kon nag képp koo xam ni yaa ngi jóg di taxaw ci fànn yooyu ndax lu ne xam-xamkat ak bâtiment ak lu ma doon fondation ba rek moo ci am solo xale yi tax yi fi nekk tey yii ñoo doon magi ëllëg yi ndax yéen ñi fi nekk di ay cadre fii ngeen jaaroon kon nag képp koo xam ne yaa ngi jàppale xale yi jàppale woo xale yi kese yem yaa ngi jàppale mag ñi di jàppale président de la république ak mboolem kilifa boo xam ne da ngaa nekk ci Sénégal doonte doo nga kilifa l'islam sax yaa ngi koy jàppale ndax lii jël ay jumtukaay yoo xam ni dafay yëwénal njàngamu xale yi lu am solo la waaye dafa am beneen gis-gis boo ci gis ndax à l'époque dama daan gis bu école dee tëj ñuy def ay distribution de fruits ci école normale bi Yankhoba bi boobu maag samay collègues yoo xam ne samay xarit lañu woon ñu doon ay élèves yoo xam ne fa daan jàngi tax na ba xale yi sax daan nañ gën a góorgóorlu kontaan ci njàngum déwén wala njàng at mi yi ñëw ndax lañ leen di jox dañuy wax leen yéen yéen kat da ngeen koo yeyoo ndax ndàmpaay la yoo xam ni da ngeen a góorgóorlu woon ba raw seeni moroom ba tax ñu di leen ko jox loolee dafa bokk ci li encouragé gone yi ak mag ñi te ndimbal la nag ci waajur bi ndax koo xam ne yaa ngi waroon naa uti fourniture ñu indil la loo xam ne bu ko sax élève yoree dana la mën a jàppale kon yaa ngi dimbali ndey ji yaa ngi dimbali baay bi
kon doo ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax di sant nag population Sénégal gépp rawatina bu Médina Fall ndax lii rekk la yéen day ñu bëgg seen bopp ngeen ñu am fulla ngeen ñu am fayda ngeen ba seen doom te bu yëkkati koo rek taxaw da ngeen ko jàppale muy ñi nga xam ne seen i bàyyi lañu ak seen i nijaay ak seen i yaay ak seen i jigéen ak seen i xarit lii nag maa ngi koy rafetlu lool di ñaan sunu borom bi yàlla ko sunu borom jëmee kanam sunu xol seet na ci loolu. monsieur le président dafa am ñaar yoo léegi yoo xam ni dafa bokk ci li ma gën a kontaan loolu gën ma ko woon ndax benn bi muy problème mu lycée bi noonu sunu lycée amoon lycée presque lycée boo xam ne moo chaîne bi ñoo takkaloon ñoo ko bokk nga xam ni espace boobu néew la ñu bëgg ci yóbbu ñaari structure yoo xam ni dañoo yemul degré muy CM bi ak lycée bi muy CM bi ak lycée bi kon foofu dafa xat te lycée dafa war a am fii ci mbir dafa boo xam ne waru ko mën a ñàkk CM tam war a fee am boo xam ne waru fee mën a ñàkk ndax quartier boo xam ne population ba romb na 58 habitants kooku yaakaar naa ni ku leen jàppale ci wàll woowu daañu la sant daañu la gërëm ku leen jàppale ci wàll woowu daañu la sant daañu la gërëm kon nag noo ngi koy rafetlu lool ñaareel ba xanaa ci biir ñaareel ba mooy centre de santé bi centre de santé bi it Médina Fall da koo yeyoo ndax comme ni ma ko waxoon sànq rek quartier boo xam ni romb na 50 000 habitants am ñaari poste de santé te ñaari poste de santé yi sax mënut a satisfaire lii nit ñi jànkonteel ci tawat kon yaakaar naa ne indi fi centre de santé loolu lu rafet la lu war la lu baax la kon noo koy rafetlu li nga xam itam nag mooy li ci gën a rafetlu mooy tur wi nga xam ni dangaa wax ne dañ koo bëgg a tuddee sëriñ Lo sëñ Mor Lo sunu mag yu baax la yelloo na ko te yaakaar naa ne képp kooko ci ku dëkk ci Médina Fall kooko dana ci am mbégte ak xol bu sedd ak rafetlu ko loolu kon nag loolu moom dégg nañ ci kontaan nañ ci loolu ginnaaw loolu nag noo ngi sant képp koo xam ne ñëw na fi ndax noonu day fépp foo xam ne ñoo ñu fay woo muy ci mbirum développement daañu la ci wuy si ndax noonu amuñu lu dul Thiès amuñu lu dul Médina Fall gii kon képp koo xam ne yaa ngi fi indi doo xam ne da nga ciy jàppale peuple bi kon noonu daañu la jàppale daañu la fonk daañu la dimbali ci saahir boo baaxee na kon loolu moom lu rafet la noo koy rafetlu loolu di ci nag santaale nag ak gërëm sa collègue yi nga xam ne moom loo ñu ngi ànd ak yow di la jàppale ci lii ngeen di jëf ndax kenn képp mënul dara waaye damay wax bis bu ne rek mooy doomi Médina Fall bu jógee naka doomi Médina Fall yëpp jàppale suñu ko jàppalee kuñ jàppale da nga dem oto sax pour suñu paano suñ ko poussé mu dem kon ku jóg laxasaayu bëgg a taxaw bëgg a suqali suñu gox kooka yéen maa ngi leen di digal di yéen ñëpp kenn ku ci ne na nga ko jàppale shahir nu batina sant nañu ndax du ma ci sore sax ndax dafa am ku ma fay représenté woon muy Mamadou Diouf mu nekk vice président ci sunu conseil de quartier ma amoon ay ndox ndax bi may bëgg a ñëw dañ maa tànkee suma benn doom kookee kat bàyyam moo bàyyi Mamadou Lo bi ñoo bokk benn bàyyi muy waxteeloo mu faatu ci Dakar ma doon wax sëñ bi di la ko tànkee di seet nañ koy mën a yóbbu bugal loolee moo ma waroon sama quartier daf fi may ko waroon fii waaye ñi nga xam ne tamit jiitu woon nañ fi muy Badañal bi
mooy sunu secrétaire général bu conseil de quartier bi kon bu teewee Mamadou Diouf teew sëñ Mamadou Diouf teew di vice président kon luñ fi waxoon ak luñ fi def rek mën nañ ko defal maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ànd ak yàlla ko yàlla yàggal ñii nga xamee tam nag dañoo nekk sama toogandoo ma lii tey boo dee tuddi tur da ngay juum wala nga fàtte waaye noo ngi leen di sant xam nañu ne xam naa leen noo ngi leen di sant di leen gërëm ndax noo bokk bëgg-bëgg muy lu defar Thiès rek lu rawatina nag Madina Fall ndax ñoom ay doomi Madina Fall la di doomi dëkk bi kon sant nañ leen gërëm nañ leen bu baax a baax a baax di sant nag jigéen ñi itam ndax ñoom it seen taxawaay rafet na lool ndax bu sa doom jógee muy doomi Madina Fall ni li ma bëgg mooy lu ñëwee Madina Fall kanam kon yéen yëpp itam war ngeen ci jàppale seen doom yi bàyyi moo ji nag jenn jigéen di sant xale yu ndaw yi tam ndax ñoom it seen taxawaay rafet na ndax lii ñu leen di indil bu fekkat woon dañu ko méritowul kon duñ ko fi indi kon jaagee na jëw noo ko sant nag tam waa presse bi yëpp bàyyi wuñu góor bàyyi wuñu jigéen te tampour major noo ngi lay sant di ñaan sama borom ndax yéen it da ngeen di gunge ci lu bare ndax bu fekkente ni tam nit ñu sawaruñu da ngeen leen lu soññ bañ sawar ba tax lu ñu gën a soññ rek gën a jëm kanam kon yéen tam yàlla fi yàlla yàggal sant nañ la bu baax a baax di leen gërëm kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di njëkke jéggulu ci coono yi ndax fi mu ne jàpp naa ni ñi sant Cissé ñi sant Touré ak ñenn ñu mel ni ñoom xaw na noo jaaxle donc damay commencer jéggulu ci loolu muy coono yi ngeen daj ba toog fii di xaar boobu ba léegi ngir yéena ju ñu am bokk ko di ko waxtaane may jiital ci nuyoo boobu sunu wayjur muy Baye Moustapha nga xam ni bu toogee fii toogal na fi doomi dëkk bi yépp ñi mën a ñëw ak ñi mënta ñëw waaye bu fi toogee it dafay toog doon sunu waajur mu mel ni kon jotaay bi sunu waajur sëñ Mor Lo fekke na ko ñu am ci yaakaar bu wér kon Baye Moustapha ñu ngi lay jéggul ci coono yi di la sant bu baax ci teewaay bi ak itam jàppale gi ak gunge bi sama borom yàggal leen fi te li ngeen yéene ci dëkk bi yépp mu defal leen ko ñoo ngi nuyu tamit sunu sëriñ sëñ Basirou Fall mu sëñ Mouhamadou Fallou Fall mu sëñ Mouhamadou Moustapha Fall mu maam Cheikh Ibrahima Fall mii nga xam ne moom it nekk ndaw nekk ci dëkk bi di jàpp ci yaruk ndaw ñi ci baaxal ndaw ñi ak ci dox diggante yi ñuy ñaan yow it lépp li nga xam ne yéene nga ko ci dëkk bi sama borom defal na ko li nga xam ni bëgg nga ko yaa ko xam yàlla na la sama borom kàttanal la yàggal la fi ba nga mën ko barki borom Tuubaa di teg ci nuyoo bi tamit mon grand frère mon ami le docteur Serigne Gueye Diop defe naa digganteem ak man leeral na ci lu bari loo xam ni mënuma leeral lu ko ëpp ni mu ko waxee 2013 2014 lañ xamee Côte d'Ivoire jàpp naa ni ñëpp xam nañ lan mooy Nestlé fii dafa naa ku naanul ci sunguf meew bi dafa naa def nga ko Kip Magie wala leneen lu mel noonu jàpp leen ni lépp lu ci ëpp ci ay produits yoo xam ñu ngi koy jëfandikoo ci Nestlé moom mi moo ko xalaat waaw mu nekk koo xamante ni ci domaine am bariwuñ ci xam-xam biñ ci am muy ci wàllu agriculture ak ci wàllu recherche donc mu def ay preuve am partout dans le monde ba man biñ koy xam moo nekkoon le grand directeur de Nestlé Afrique de l'Ouest mu nekk Côte d'Ivoire boo ko fa fekkoon jàpp naa ni di nga xam ni kii fii mu nekk xëy na lu ko fiy jëlee dana doon yitte ju rëy rëy du ñu dugg ci détails yi waaye biñ fa jokkoo it ak yeneen cadre yi nekkoon foofu ci sottante xalaat xam-xam ak yéene tax na am njariñ yu bari yoo xam juddoo na fa ba waa réew moomu jariñoo ko
nu jóge foofu noonu la ko fa jëlee mooy lii nga xam ni moo nekk ci xolam li nga xam ni moom moo bëgg moom la bëgg lii yéeneem li nga xam ni mooy def ruuxam mooy dundam muy jàppale askan wi mu daat fay jóge biñ koy fal muy nekk meeru Sandiara mi ngi foofu waaye terewul lu mu nekk foofu luñ ko dul gis-gis ma ngay jàppale dëkk ba di wane yéeneem di fa indi ay partenaire di tabaxi école te boobu nekkagul maire ba tax li ñu naan kaay ma jiite leen kaay jiite ñu moo ko gën moom loolu la def dañ koo woy fa mu ne ni ko yow mi bu fekkee topp nañ sa ginnaaw li ñu bëgg dinañ ko am témoignage la pour ngeen xam ne lu mën a nekk la du ma ci sori waaye bu ñu demee Sandiara lu ci bari dama fay dem ànd ak xale yii ni yenn saa yi ma ànd ak ñoom pour nuy gis xam ni am na ay jàmbaar yu ne ci réew mi yoo xam ni li leen di diriger li leen di yëkkati mooy seen xol ak seen yéene su ngeen demoon Sandiara ay at ci ginnaaw man damaa gis Sandiara di màgg mel ne ay graines yu ñu ji di ko arrosé di ci jàpp ba mu dooni garab yoo xam ñëpp dañ ciy màcc ba tey ñëpp di riir di fa dem Sandiara maanaam ab kii la woon rek terrain rek waaye léegi industrie yaa nga fa léegi tali yi ñëw na léegi HLM yi ñëw na léegi village yi am nañ courant village yi am nañ ndox ay lycée juddu na soif bi maanaam mar gi ñu ngi koy xeex énergie bi ñu ngi koy def ba ñu tabaskee ba ci suba ga ba ma fa demee dañu pare mu ànd ak soxnaam maa ngi jéggulu di nuyu soxnaam moo nekk nii toog madame Diop waaw moom it waaw ñoom ñaar moom it muy jigéen ju mën góor nu fekk ko Côte d'Ivoire daanaka bu ñu daan toog suñu xel di dal moo nekkoon ci ginnaaw moom miy toog ma dem fa ñu tabaski ba ci suba ga mu yóbbu ma ci ab tool boo xam ni 50 hectares la boo xam dañ fay bay soble di fa bay kaani di fa bay melon ak yeneen yu ci mel mu ne ma jigéen ñi nekk ci dëkk ba bés bu nu xëyee bu waxtu wattu jotee dañuy ñëw teg seeni paan ñu nattal leen ñu dem jaayi bu ngoon dikkee ñu versé jël lañ ci war a jël am loolu yéene la ak yeneen yoo xam ni maa ngi jàpp képp koo xam ni yàlla dogal na nga dem boor boobu wàccal Sandiara nga xool kon ngeen xam ni yéene mën na soppi lu baree bari te li ma leen wax ci diggante ñetti at la maanaam du fukki at du juróom fukki at ci diggante ñetti at la kon mon frère waxoon naa Sandiara ni gaynde ga tey laa lay gën a waxaat ni gaynde googu noonu ñun mu ngi di nuyu mon frère Diatara moom daanaka li may wax rek suñu toogee ba yàgg jekk ba yàgg woo ko lu mat pendant une semaine dañuy waxtaan lan la ñuy waxtaanee mooy nan la ñuy def ba développer ay activités génératrices d'économie maanaam entreprise bu xamee nit yenn saa yi woo ma ni ma Mamadou am naa ku ma gis ci wàllu énergie ban xalaat nga ci am nan lañ ko mën a def espace bu la nekk Thiès lan lañ ci mën a imaginer ma ne ko man de am na ñu ma xamoon ñu nekk Istanbul wala ñenn wala fii wala faa wala fii may liggéey naa la jox seen numéro su ko defee ngeen gisee mën naa am ci xalaat musuñu pour wax leen ni musuñu wax sax waxi politique musuñu ko tudd maag Diatara mii bàyyi saa ñuy waxtaan ñu ngi waxtaan ci loo xamante ni dañoo nekk ay ndaw am yenn xam-xam yi nan la ñuy fexee ba maanaam boole ba mu mën a jur dara ci loolu rek la ñuy waxtaan mosuma wax woo naan ma Mamadou politique lii wala la mosu ko def waaw muy nag nit ku reconnaissant waaw ma bëgg ngeen waaye ku jógee fu sori nekk ci wetu président de la république ak jamono ji ñu toll ak yitte yi nu mu bare nga bàyyi ko muy samedi ak activités yu ñu bare nga ñëw ba fii loolu yéene la muy monsieur Karim Fofana li taxoon ma bëgg mu gën a ñëw mooy ndaw la Karim defe naa su ma ko maguma xale la waaye li mu yor ci responsabilité ci dëkk bi réew mënu koo ñàkk waaye nag defu ko ndax dafa sant Fafana wala faluñu ko itam maanaam daluñu ay carte jox ko dañoo xool ay compétence am ak jaar-jaaram ak yéene ju mu am ñu nommé ko kenn falu ko dañ koo nommé te am na projet yoo xam ni nit lu mu jiite lu mu am pouvoir am na xeet yoo xam duñ ko jox ko xamul
kon da nga nekk inspiration ci jeunes yi xam ni tam lii ñuy def ku ci jaar mën ngaa dem ba am ay qualité ak ay valeurs yoo xam ni dinañ la jox ay responsabilité ci réew mi nga nekk mag nga nekk xale li ñuy xool mooy compétence yi ñu lay souhaiter bon courage ndax lu mel ni état nga ni état fu muy dugg ak dafa génn yow yaa koy saytu ci wàllu bâtiment loolu ndawul waaw mu ànd ak sama xarit bi muy Fatou Kiné Diop nga xam ni sama xamanteeg moom ci moom la jaare moom it muy nekk ci dëkk bi di banquière waaye moom it am yéene ci ñun ba lépp lu ñuy dugg mu ci xalaat di ci wax di woote di ci def yéeneem Fatou yow it ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di nuyu sama mag Bada moom wax ji yaatu na wax nañ lépp. xam ngeen ko dootuma leen ko présenter sama digganteeg moom it xam ngeen ko le président de la chambre de commerce Modou ñoom moom ñoo fi nekk ay mag lañu ay rakk lañu suñuy mag ak suñuy rakk la rek xam ngeen leen wax ngeen ko fi léegi aram yaa ko wax jàppale gi nga xam ni jàppale na leen ko ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk gis-gis voilà sëñ Maguette Wade tam di gëstukat ba livre bii ñu joxee léegi moo ko bind loolu lépp day participer ci développement ak ki nga xam ne xëy na mooy symboliser suñu génération ci kaw table bi muy Mayete Sy un ami d'enfance nga xam ne ñu bari ñun ñoo ko ànd di defandoo voilà di nuyu itam sama soxna su bopp boo xam ni li ko fi tax a teew mooy ñu seq liggéey bi itam muy Maymouna Gueye Bambalo di ko sant moom it di ko gërëm di nuyu nag ci nga xam ni moo fi nekk sama waajur ci jotaay bi nga xam ni moo fi teewal kër gi njaboot Cheikh Mor Abdoulahi Moubarak Lo muy sëñ Mouhamadan Lo su ma ko tuddee tudd naa Moubarak tudd naa sëñ Oustaz tudd naa Modou ak ñi ko féete ci suuf ñëpp kon sëñ bi yéen fi nekkal waajur wi ñu ngi lay sant di la gërëm ndax koo xam ne yéen a bokk lépp nga am lu mel nii mu teew noonu suñu xel day dal di ko ci jaarale sëñ Cheikh sëñ Saliou ak ñi fi nekk ñëpp rek di leen sant di leen gërëm waaw di leen sant yéen ñi Paate yow moom actionnaire nga ci mouvement bi waaw yow moom du amul lu ñuy wax waaw donc di nuyu ñëpp mon grand frère Badou ñoom ñu nekk suñu ay mag ils nous ont tout le temps inspiré parce que yàgg nañ yëngatu ma dégg yéene yi mu am tamit ci dëkk bi lu mën a nekk la te njariñ dina ci génne incha allah yàlla baax na di sant tamit ñi nga xam ne ñoom laa àndal muy jeunes yi nekk ci mouvement la grande rencontre ak liggéey bu am solo bi ñuy def man li ma fi nekk bariwul li may nekk Sénégal bariwul dañoo nekk toll ci liggéey ñu ñuy yóbbu ci ay mission yoo xam ne xëy na daf fiy sori waaye ñoom ñoo fi ne ñoom ñooy organiser ñoom ñooy dem ci nit ñi ñoom ñooy wax ñoom ñooy def lépp ba tax lii ñuy feeñ tey xëy na ñoom ñoo koy def kon maa ngi leen di sant di leen gërëm As Pape Khadim Mohamed Ngari yéen ñëpp voilà ñu ngi leen di sant bu baax leen gërëm dama daan def discours waaye léegi bàyyi naa du ma bindati discours ndax yàgg nañoo waxtaan te jàpp naa ne xam ngeen sama yéene donc discours nag mooy fii laay commencé fii laay yem lii laay def ci digg bi waaye yéene moom ma ne su ko natt te yéen xam ngeen li nekk sama diggante ak yéen li may wax rek mooy ñaar moo ñu fi tax a daje donc muy lii nga xam ni activité pérenne la ñetti at a ngi nii ñu di ko def muy éducation je pense que docteur résumé na ko nee na l'éducation est l'arme la plus puissante pour transformer le monde de Nelson Mandela moo ko wax donc loolu noonu je pense que ay graines la parce que tam une société mënuñu régler ay problème am ci benn jour ci ñaari fan il faut mu am ñoom ñu inspiré wu am ñu am patience am ñu am engagement am ñu xam am jaar loolu ñu bëgg koo yebbi ci ñeneen ñi ngir ñu mën a jëf xëy na la ñuy jëf ñu bëri duñ ko gisee noonu parce que dañuy jàpp ni dafa yeex waaye yéene dafa ëpp jëf innamal ahmalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa yéene ji dafa am solo su ko defee ñii ngeen gis nii xëy na ni ñu tuutee nii cadre yi ñu leen di def duñ ci comprendre enjeu yi nan lañ ko commencé ak nan lañ ko defee waaye ci seen xel dinañ xam ne am na lu fi ne ñoo xam ñeen ko permettre am na fu nu jaar xëy na mu am lu muy ji ci seen bopp ba bu ëllëgee ñun yii ñuy def ñoom ñu mën koo def ñoom laaj ñu leen ñu fay ñu laaju ñu leen loo xam ne reconnaissance la ci ñoom li ñu soxla ci ñoom rek mooy dugal leen ci loo xam ne seen imaginaire bi ñuy nekk bas âge ba ni ñuy màggee dina am loo xam ne dañ ko mën a yaakaar ci ñoom
ku ci ne la nga mën nga def ko ndax gëm nañ ne éducation waxoon naa ko fi daaw ku jàng dem ba toog daj ci lu bari ba toog am ay soxla di ko faj nit di ñëw ci yow ngay fajal ay soxlaam di nga xam lan mooy njariñu jàng waaw kon dignité nit mooy jàng fulay nit mooy jàng fayday nit mooy jàng am soxla faj ko mooy jàng dem fenn ñu respecté la mooy jàng ñu ni daa am lu xew ñu jox la ci borom xam-xam yi mooy jàng jiite réew mooy jàng jiite maire yi mooy jàng mooy jàng mooy jàng mooy jàng mooy jàng kon na ñépp jóg ñu jàpp ci njàng mi bu ñu bëggee ëllëg sunu askan maanaam mën a jëm ca kanam loolu mooy lu njëkk li ci des mooy soxna yi dama ko bëgg a gàttal ngir ndax guddi na yéen yàgg na suñu diggante ak yéen aram wax nga ko dañuy nekk xale bu tuuti ci seen mbootaay yi dañ daan ñëw dañ leen bindal tur yi di leen wax su ma déggee loo xamante ni xëy na sama xel mu gàtt ak sama xelu xale jàpp naa ni mën nañ ko cee dolli su ngeen noppee ma jaar ci ginnaaw wax leen ko booba tey ñu am diggante boo xam ne nag ba ma fiy jógee di tukki en 2002 wala 2003 maa ngi leen woon su ma demee ba delsi lépp lu ngeen ne ak fu ngeen mën a naa leen fa fekk ba li ñu am yéene sama diggante ak yéen ñu def ko booba tey yaakaar naa ni ñu ngi ci tànk yooyu noonu may xamal rek ni li may def man defuma ko ngir kenn dama ko def ndax loolu laa gëm man loolu moo nekk sama xol xale yi démb loolu laa leen di wax su ma demee fii ba gisatuma ku ma ci mën a àndal bu ñu ma gisee feneen fu ñu ma may ma def ko fa danaa ko def ndax maa ngi koy wax xale yi démb ma ni leen Fanon dafa doon wax chaque génération doit dans une opacité relative découvrir sa mission la servir ou la trahir maanaam mu ne génération bu ne lu àdduna jafe-jafe lu àdduna lëndëm yow war nga xam yow lan mooy sa mission lan moom nga war a def sa àdduna ba amal njariñ sa àdduna léegi mu ne ñaar rek a mën a am boo demee ba xam mission boobu mooy nga jóg di ko dox wala nga waroo ak moom léegi nag tànn bi mooy yow ndax da nga xool lan mooy sa mission soo ko xamee ndax di nga ko def wala ndax di nga ko bañ a def jeunes yi ma leen di xamal loolu yombul ndax bu yomboon ñu mel ne Serigne Gueye Diop duñu nekk fii toog bu yomboon du ñu am Serigne Touba bu yomboon du ñu am Mame Cheikh Ibrahima Fall bu yomboon du ñu am ñuy jiite am ñu topp seen ginnaaw na ngeen dem lu nekk ci seen xel ak seen xol na ngeen jóg ngeen def ko ngir seen réew ngir seen askan bu leen dara téye na ngeen am ngëm-ngëm yombul nee naa leen démb su ngeen demee ñu faqastal leen juróom-benn yoon na ngeen jugaat juróom-ñaari yoon ma ne bu ñu leen faqastalee juróom-benn yoon ngeen daanu yéen na ngeen jugaat juróom-ñaari yoon engagement boobu lañ laaj loolu bu ngeen ko defee ma def ko keneen def ko dina am ñoo xam dañ toog seen kër xam ni lii ñuy def nag am na nag lu doy waar ndax société bi investir ci yow ñu jox la benn environnement social boo xam ne mag ñi dañoo juboo ñu di la aar defar sa xel defar sa bopp defar sa lépp ba nga dem ba yow li may wax ni liñ fi jóg dellusiwaat mel ni ñëpp maanaam liñ ñu defoon ci ñu laata ñoo dem moo tax te loolu njaboot suñu wajur la ak ñi ñu wër muy environnement social boobu donc su ma demoon feneen di ko def xëy na dina am lu bari loo xam du leer waaye sama environnement naturel su ma ko fiy def loolu noonu njariñ li day gën a am ndax dina am ñoo xam ne xam nañ ma bi may nekk tout tànk xam ma bi may màgg xam fi ma jaar xam loo xam ne ñu ngi koy def loo xam ne ñu bari mënuñu ko def ñu ni kii bu fekkee mën na ko war mën dinaa ko war a mën loolu mooy inspiration ci loolu lañ nekk kon ma leen xamal ni du ñu bàyyi dinañ def dinañ jëf lu ñu mën dinañ jëf li ci des yàlla moo ko mën damay dégg ñu naan gëm sa bopp xale yi démb ma leen man loolu gaw ma ko ñun yàlla rek leen gëm ñun yàlla rek leen gëm waaye nag may leen du tey ngeen xam seen bopp waaw ma leen da ngay gëm yàlla xam sa bopp ndax xam sa bopp mooy lan mooy nga ni lii kat mën naa ko nga jóg di ko def waaye lii kat ëpp na sama doole lii kat ëpp na sama xam-xam lii kat ëpp na sama doxin kon danaa am humilité dem ña ko man ak ña ko xam ma ànd ak ñoom liggéey ko ngir mu sotti waaye ku gëm sa bopp da nga war a mënal sa bopp te ku fi mënal sa bopp nga ñëw wax ko ñu topp sa ginnaaw kon man foofu laay waxee ak yéen dama ni xam leen seen bopp man mii di wax ak yéen damay toog ba yàgg am lu ma gis bëgg koo xam damay jënd sama xaalis ci internet fay ko jàng ko wala ma xool ko jàng ko ba xam ko ne soyez pas complexé wuti leen xam-xam jàng leen wuti leen ay expérience ba xam li nga xamante ni la ñëpp di xam engagé wu te bañ a yàkkamti bu leen kenn fël bu leen yàkkamti
Serigne mi bi mu nee naa bi ñu koy fal maa nga Côte d'Ivoire 2014 te boo ko gisee Sandiara da ngay foog ni yow kii bi mu juddoo ba tey lii lay def waaye dafa jël temps am def carrière am aar njabootam yar leen capitaliser lu baree bari boole kook ak yéeneem waaye nag ma nga nekk ci la mu war a nekk yéene ji du ko xëcc nag ba yóbbu ko feneen foo xam daf may wax barki dem mu naan ma Modou li ngay def bu mu metti ci yow ndax xam naa ne sa xol moo koy def mun ma waaye boo ci nekkee dina mujj yàlla bu lay jàppali doo xam fu muy jógee ma xam ne bi muy wax moom yëg-yëgam la doon waxee kon noonu la ñu àndee ci yooyu la ñuy waxtaan sama wax du gudd du gàtt nee naa leen su ngeen ma gisul yeneen gis xale yi kenn ku ngeen gis ci moom rek mel na ni gis ngeen ma kenn fu ngeen man wóolu naa leen xam fu ñu ñëw ni leen maa leen wax rek xam leen ni maa leen wax loolu awma ci lu may laam-laamee waaw kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sama yaay sama rakk yi sama ñi ma morooma ndool ñoom Modou Ndoye di sant nag bala ma ko fàtte su ma nee ngëm-ngëm bii ñu am xëy na ab graine la ab jiw la boo xam ne dañ ko doon suuxat am na kenn koo xam bi ñu ko amee ba tey mooy koy suuxat saa suñu nekk dadul wax ñëpp xam nañ ko muy dox di def lu ne muy sëñ Cheikh Diop Lo ñu bokk benn wayjur topp ma si moom sax moom si Babacar laa topp moom Babacar moo topp ci moom man ma topp ci moom waaye yaakaar gi mu am ak soññ gi fu ma nekk mi ngi may woo da ngay def am na loo xam ni bu la ko yàlla nattoo nekk ci bul découragé bul wax ku ko wax mu ni la ñun am na ku ñuy liggéeyal loolu bokk na ci li nga xam ne ni xëy na engagement yu mel ni yenn saa yi nga jekk-jekk sa xol naqari wala am loo xam ne nga ko bëgg a bàyyi waaye bokk na ci ñi nga xam ni loolu ñoo koy roosi kon sëñ Cheikh ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan sama borom yàggal la fi yow tamit kon daal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp guddi na tàng na kon daal mi ngi noonu xale yi nag yéen lii yéen a ko moom ñoo leen ko jàppalee ngeen gën a góorgóorlu ndax ëllëg yéen a ko war a defal seen rakk yi yi ngeen góorgóorlu ba bokk ci njiitu ëllëg yi ba lépp lu ñuy def ci dëkk bi ñu man leen ceewoo ngeen génn seen xam-xam jàng leen danaa ñëwaat seet si leen xool bulletin de notes yi ñu xool fu ngeen toll dégg ngeen dégg ngeen ko waaw baax na kon tàccu leen seen bopp baax na wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allez tàccu leen Aliou Diop Ndiaye ok allez yi ci biir école bi durant vacances yi yëpp ñoo toll encore merci di leen jàngal ba nga xam ne tey merci beaucoup gis ñëpp ñu leen dox ci bëlo yi ñooy ñi nga xam ni engagé du moment merci beaucoup monsieur Wadafal prenez une photo ok venez en même temps Thierno Ndoye venez Thierno ok Modou Djidé aussi Mohamed Pape Abdoulaye ok Pape Abdoulaye venez Gueye Bambalo, président mouvement La Grande Rencontre, n'est aussi un cadre ressortissant de Thiès, plus précisément Médina Fall. Nous défi plan de développement de Médina Fall depuis 3 ans. 3 ans, il y a des activités, si volet social, volet économique, des transformation économique, il y a Médina Fall, avec Thiès, avec l'Ikoweur. Autant d'autorités et de responsables, Théofi, des ministres conseillers, vice-président, conseil départemental, Gueye Bambalo tey lan ngay addu salaamaaleykum merci beaucoup Omar maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp surtout particulièrement la population de Médina Fall donc tey ñu ñëw fii pour une activité qu'on a pérennisée depuis 3 ans déjà muy notre effort au niveau de l'éducation donc ñu di ko def c'est la 3e édition vraiment ñu sant population bi yëpp parce que ñëpp ñëw nañ vraiment ils ont assisté à ça. Maintenant pour répondre à la question bi nga wax muy
développement je pense que comme ni nga waxee on est des cadres ñu ngi liggéey au niveau international ak fii ci Sénégal je pense qu'on voit un peu partout à travers le monde ay expériences ak des réalisations yoo xam ni ñi koy def vraiment ëpp ñu doomi dëkk bi xam-xam ah dañ ko def ak engagement donc loolu moom moo tax ñu ni bon ñu ak xale yi ñu àndal autour du mouvement qu'on va essayer d'impacter. On va essayer d'impacter au niveau de notre société. C'est un choix, c'est un engagement que nous avons dans tous les domaines parce que mouvement B, il y a beaucoup de compétences. Donc moi, je suis ingénieur dans le domaine de l'énergie, donc loolu la ñuy développer. Lui, c'est un spécialiste dans le développement territorial ak ñeneen ak ñeneen. Donc on essaie de voir nan lañ mën a impacter réellement pour rendre plus rapide le développement de nos sociétés. Tenak, ça va se faire parce qu'aujourd'hui, vraiment, on commence à avoir des entrées à Yohamni. Ça nous laisse penser que positivement, que Balayag, on verra très bien que nous impactons dina gëna yaatu. Voilà. Alors, démarrer ay camp de vacances wala ay cours de vacances ci vacances yi ci 60 élèves dem ba tey ngeen atteindre 200 élèves ak participation yi yaa ngi koy wax Médina Fall am na ñoom dañuy dund ci ay situations yu précaires li ni mel tey lan moo ciy doon taxawaay sa taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy pérenniser. En fait, bi ñuy commencé donc dañu amoon nañu 70 élèves je pense après ñu am 186 l'année dernière ren on est à 200 donc comme li ma la wax c'est déjà prise de conscience au niveau de l'éducation que xale yi déjà ñu mën nekk ci cadre boo xamante ni ça leur permet ñu am prise de conscience sur le système scolaire ñoom ñii fi nekk dañuy continuer pendant la période scolaire di leen accompagner et cetera donc comme vous le dites Médina Fall ñu ci bari seen loxo jotul seen ginnaaw donc xëy na même bu ñu leen jàppalee ñu def ay vacances scolaires pour maintenir leen ci système scolaire bi loolu tamit c'est des choses yoo xam war nañu ko réfléchir te yàlla xam na ne am na ñu bari ñoo xam ne ni duñu inscrire wala duñu dem école parce que amuñu fourniture scolaire te loolu ça serait vraiment dommage donc moo xoolee éditions yu njëkk yi dañ daan def évaluation ñi nga xam ne ñoo jiitu lañ daan jox ay fourniture scolaire leen yàlla dimbali nañu ba les 200 élèves yi fi nekkoon ñëpp vraiment dañ leen jox fourniture scolaire pour rek dans un cadre dans un élan de solidarité pour mu gën a yaatu parce que plus ñu koy def plus ñu gën a am engagement plus ñu gën a wut ay moyens yoo xam ne ça nous permettre d'aller plus loin donc au-delà nit ñi réception bi ñu fi am tey vraiment on commence à sentir que notre message est bien perçu macha allah yàlla baax na. alors très bien li ni mel toujours rek ci wàllu développement jigéenu Médina Fall yi nga xam ne ñu nekk ci mouvement la grande rencontre nekk ci yenn rue yi ak yenn kii yi gis nañ ni mu am ay promesses yu amoon ci wàllu wutal leen ay formation mais également wutal leen ay financement tey dafa mel ni am na concept bu bees boo xam ne juddu na ci Salam yi. tout à fait yow Omar yàgg nga ñoo suivre donc li ñuy def boobu ba tey te comme li ñuy wax rek ñun lépp lu ñuy def na am cohérence ñun au niveau de la mouvement la grande rencontre boo xoolee li ñuy communiquer bariwul. Je pense que nit ñi dañu gën a xam à travers nos actions yooyu nag c'est dans un plan bien défini c'est une vision boo xam ni dañ ko partager ak membres yépp donc lu ñuy def rek buñ ko waxee c'est que mën nañ ko xam nañ kañ lañ koy def xam nañ nan lañ koy defee donc effectivement ce qui concerne les femmes defaloon nañ leen des formations en transformation céréale locale avec en partenariat avec la chambre des métiers donc yéen ñëwoon ngeen assister bi ñu leen di jox seen attestation professionnelle yi pour justifier seen formation boobu noonu on avait pris l'engagement à l'époque ni leen bu ñu leen former rek bàyyi leen ngeen dem on va travailler pour éventuellement wut ay partenaires yoo xam ne ils vont nous aider pour investir nous on parle d'investissement parce que je pense que c'est un cadre de partenariat entre des femmes yoo xamante ni elles ne sont plus des assistées parce que maintenant elles ont leur métier donc seen métier boobu mën nañ ko valoriser donc nous on amène un capital qui permet d'investir dans leur activité leur permettre ñoom ñu gis ci seen bopp mouvement bi aussi ñoom ñii dañuy nekk di liggéey mu jàppale leen donc mécanisme muy expliqué nañ ko on travaille avec des cabinets yoo xam ne ñooy ñëw accompagner leen dans le suivi ba ñun personnellement sax capital yi ñuy investir ñu mën ko sécuriser parce que yenn saa yi ñu waxtaan ci maintenant on parle de financement ou de fonds perdus ñun on veut plus être dans ça on va même pas prendre ce risque-là donc c'est un investissement qui va être sécurisé accompagner femmes yi ba ñu am les outils qui leur permettra elles-mêmes de pouvoir investir ci dara dem jusqu'au bout donc ce capital boo xamante ni ñu ngi ko def à travers des démarches bon on a eu des partenaires au niveau de la Suisse ak France yoo xamante ni ñoom ñooy jàppale association bi parce que la grande rencontre c'est avant tout une association avec un récépissé en bonne et due forme ñoo xam ne ñoo ñuy ñëw jàppale ñu pour sous forme de capital graduel et évolutif
on fait des performances, sur la base de ces performances, on va augmenter le capital. Donc risque bi moy buñu féké nous on gère pas ce capital là, donc ça il va pas évoluer. Donc wax ji moy ñun il faut que nous mettre des mécanismes qui nous permettent de protéger de ce capital, accompagner jigéen ñi ba ñun ñu mëna pousser plus loin ce capital là. Donc capital bi mi ngi tuddu Jappandal Capital. Donc Jappandal Capital qui est un fonds d'investissement pour l'accompagnement des projets jeunes et femmes. Voilà. Alors toujours ci appel bi nga xamanteni Médina Fall defal nañ ko à travers le plan de développement de Médina Fall mu melni appel bo bari na ay cadre thiessois yo xam dañu dëkk fi ci Médina Fall perdu de vue boobu léegi kenn gis leen kenn déggu leen tey Guèye Bambalo mu ngi taxaw ay am na sànq ay cadre yu fi jip ci li nga xam ne mooy Médina Fall zone bu toll nii day fal di folli plus de 50 000 habitants amul ministre amul yenn kii te tey ñu gis ci ndaje mi am na particularité parce que gis nañ fi le vice-président du conseil départemental mais également le maire de Sandiara ministre conseil du président de la République lii mais lan nga ci am bon tout à fait parce que c'est toujours bien nga ay nit ñëw boo nekkee ci biir nit te nekkoo fi lu bari il est important ñu am benn vision un peu ci ñan ngay àndal parce que nee nañ nit moom boo bëggee xam ku mu doon da ngay xam ñan lay àndal donc j'avais voulu sous forme de témoignage ñoom ñi nga xam ne suñuy xarit lañu ñu ñëw waxtaan ak waa dëkk bi pour ñu xam ni ñëwuñu fi rek bu ñu demee ñu ngi taxawaalu wala ñu ngi nangam ak i nangam donc ci biir xarit yooyu wax nga ko monsieur le maire boo demee Sandiara tey vraiment il fait des choses extraordinaires yoo xam ne c'est inspirant pour tous les maires du Sénégal donc ku fa dem di nga ko gis il y a l'industrie qui se monte il y a l'agriculture qui se développe il y a les projets sociaux logements et tout ça qui se développent etc. Il y a aussi Diankhoba Diattara ñëpp xam nañ suñu diggante comme on dit on discute beaucoup tout le temps de projets. Il y a aussi le directeur du patrimoine national qui est le directeur général du patrimoine national monsieur Fafana. Tout ça c'est des gens qui sont autour de nous où on échange etc. Maintenant c'est pour dire aux gens de Médina Fall aussi que am na ñoo xam ne ñi ngi nekk seen dëkk dans la pérennité dans la continuité di def ay actions yoo xam ni population yëpp ñu ngi ciy gis seen njariñ donc pourquoi pas fii nii nit ñi jël seen destin en main. Moi, je trouve que la chose est trop politisée. Politique, moi, fait que action de développement, etc. Il faut des politique pour gérer la société. Mais quelle politique? Comment le faire? La population, souvent, mais parfois, il faut nous poser une question. Est-ce qu'on a le bon comportement pour avoir le bon leader? Ça, je pense que c'est une question très importante à se poser. Est-ce que la population, ils ont le bon comportement pour avoir le bon leader? Nous, sommes nos catégories. Parce que c'est un sens à notre vie. C'est une mission. Très honnêtement, parce qu'on vise un poste ou un truc comme ça. Nous nos compétences permettent de nous mais donc politique yi ñun jaral luñ ko amna yu bari yo xam duñ ko jaral mais population yi je pense que war nañu questionner wu pour xam ban genre leader lañ bëgg ban genre maire lañ bëgg politique bi ñuy def fii nii est-ce que loolu lañ bëgg a continuer nañ ko xalaat dans les 50 dernières années yi fi passé est-ce que amal na leen njariñ donc bu boobaa ñoom dinañu mën a peut-être changer ni ñuy gisee ñun nag ñoo leen siy dimbali leur dire que am na fi seen doom yoo xamante ni li fi ñëpp di def mën nañ ko peut-être faluñu leen wala nangam mais dinañ ko def tant que ñi ngi am possibilité def ko. Donc voilà. Alors toujours ci concept Jappandal capital bi président chambre de commerce di Modou Diop mom téwé na activité bi ni mel assurance la ci yow. Effectivement Modou avant mu nek président chambre de commerce dafa nek sama mag bo xamanteni yeen li ñuy def lepp biñ koy commencer on avait andana ak Modou presque ci gox-goxaan yi fi yépp yo xamni on a rencontré les femmes parce que xamone na ni mom amna expérience bobu yag na ci liggéey donc c'est des gens yo xamni bu ñu ñëwé fi avant tout c'est parce que dañu bokk projet bi avant muy nek président chambre de commerce. Après aussi, nous liguons dans le cadre de la chambre de commerce. Mais la chambre de commerce aussi, ce n'est pas n'importe quelle institution au niveau de la ville. Parce qu'il y a beaucoup de politiques de développement, surtout économique, la porte, c'est la grande rencontre. Donc la porte, c'est la chambre de commerce. Donc nous avons une chambre de commerce, nous toquons sur nos bières et que ça soit naturel, il n'y a rien de protocolaire. Donc LOL, ça nous permet de savoir qu'il y a un groupe homogène, les choses sont naturelles, on ne force rien du tout, qu'on avance ensemble, qu'effectivement ça nous rassure. Alors un staff très dynamique, à l'absence même de Guèye Bambalo, les activités se déroulent à merveille. En 2015 ou 2016, nous on a une organisation tout à fait horizontale. C'est-à-dire qu'il y a une organisation verticale, il y a un sommet qui décide d'exécuter. Donc on est tous là, on travaille avec des idées. Nous avons des idées, nous avons la faisabilité, nous devons. Ces jeunes-là, c'est un engagement. On a le même défi.
on a le même défi. Ils ne travaillent pas pour moi, je ne travaille pas pour eux. On travaille ensemble parce qu'on a les mêmes visions, on a les mêmes sensations, on a les mêmes défis. Donc su fekkee man nekkuma fi doxatul donc ñoom li ñuy wax nekkul si ñoom donc c'est des jeunes yoo xam ni li ñuy nekk dañ ko gëm ñu ngi ciy liggéey suba ak ngoon yàlla xam na ni la plupart des choses yi ñuy def seen i idée lay doon ci ñoom ñoo may woon président on a réfléchi à ça et ça ma joxe samay critique wax li ma ci xalaat après on déroule duñu nag ñoo xam ni à l'image du mouvement dañuy wër di wax nangam ak nangam ils font du travail souterrain mais lu ñu war a def bu jotee dinañ ko taxawu ak fulla ak fayda ak responsabilité def ko avancer nekk ci leneen donc loolu tamit ça me rassure encore une fois comme li ma yenn saa yi moo wuute du ma fi nekk loolu day tax ñu gën a ni li ñuy nekk am na ñeneen ñu ñu ko bokkal et puis on peut avancer ensemble. Voilà. Appel ngay lancer président. Appel bi may lancer ça va à l'endroit de la jeunesse leur dire que nañu gën a góorgóorlu et puis que la jeunesse soit patiente mais que ñu trouver seen mission waxoon nañ ko fii sànq ni l'autre gars disait que chaque génération dans une relative opacité doit découvrir sa mission la servir ou la trahir man foofu lay woo jeunesse c'est-à-dire que nañu xam c'est quoi le sens de leur vie ñu jóg di ko doxi c'est-à-dire il faut qu'ils se mettent ensemble ñu ànd liggéey main dans la main loolu dina leen jariñ ci seen xam-xam dina leen jariñ ci seen leadership dina leen jariñ pour seen ëllëg nañu bàyyi c'est pas une marchandise la jeunesse c'est l'espoir du pays c'est l'avenir du pays donc loolu lay lancer aussi ñi nekk ci dëkk bi yëpp tous les cadres de Thiès ou du Sénégal ñu gën a dajaloo gën a xalaat gën a engagé wu pour aider nos populations yàlla moo def dina am ñoo xamante ni fii la leen teg ñi mu teg leen fee ñi nga xam ni ñoo bokk peut-être génération bokk gis-gis nañu gën a daje bu ñu nax kenn waaw bu ñu nax kenn bu ñu gis suñu bopp bay nax ay nit yi fi nekk ñëpp ku dul suñu ndey suñu baay la suñu rakk la et cetera dañ gën a góorgóorlu ñu nekk ci dëkk bi ñu gën a yërëm population yi ñu gën a liggéey ngir dëkk bi jëm kanam bu ñu ko defee fii def ko feneen Sénégal finalement dana gën a jël kanam te li nga xam ne moom lañ jublu muy parrainage yeeg yooyu na ñëpp def ndànk nañu dal ñaan jàmm Sénégal c'est important xam ne ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi lu ñëpp bopp kenn mënu ko séddoo donc nañ gën a dal nañu bu mu nekk événement boo xam ne bu jàllee seen sutura xaweeku bu mu nekk événement boo xam ne bu jàllee ay famille dëddoo quartier yi tas et cetera ñun ñëpp ñoo bokk nañ ko def ci jàmm que le meilleur gagne ñu àndandoo liggéey ngir Sénégal voilà. également président benn dernière question rek ça va passer à l'esprit tey foyer Loyenne. ñëpp xam nañ taxawaayam ci yoon Mouride. rawatina ci yoon waa Baye Fall. mu mel ni toujours rek laxasaayu la liggéey quoi. tout à fait loolu c'est la philosophie loolu mooy vous savez aujourd'hui dama koy wax souvent dama ne même dans le management des entreprises on doit inclure ce qu'on appelle le spirituel management. c'est-à-dire que nit ñi am une base spirituelle je pense que ñun suñu cheminement loolu moo ci gën a am important donc c'est un capital boo xamante c'est abstrait mais c'est extrêmement important donc mag ñi loolu ñu fi indi muy le développement spirituel soo ko combiné avec le développement temporel boo nekkee ci mbir lu mu gàtt-gàtt di nga am engagement te di nga xam ni boo jógee yàlla dina la jàppale donc Loyenne loolu mooy foyer religieux yi loolu mooy seen rôle fàttali nit ñi ni lu ngeen xam-xam lu ngeen mën-mën am na loo xam dafa war a nekk ci yéen donc ñun ñu nekk doomu Loyenne donc effectivement capital boobu dañ ko am parce que ci la ñu yaree ci la ñu nampale ba pare doog ñoo jox àdduna bi ñu dem wuti fa yeen xam-xam root donc capital boobu effectivement la base moom mooy Cheikh Ababacar Lo moom lañ ñu yaree ci lañ ñu nampal ba pare nag li ñu nekk ñu jox ñu ci ndigal ñu def ko donc fu ñu mën a ne dañ fay nekk ambassadeur Cheikh Ababacar Lo di ko def ak suñu initiative bopp nag parce que li may wax Cheikh Ababacar Lo moo ñu jur ñun ñëpp mooy suñu maam deret ji benn la donc ku ci ne mën nga am sa initiative doxal ko wax ko def ko li ci am solo mooy nit li may wax xale yi gëm sa bopp xam sa bopp moo ko gëm yàlla xam sa bopp yow donc foo xamee fi nga bokk xam ni lii nii da nga ko fi fekk sa xel war na jàpp leen dul bañ ko yàq da nga war a dolli lu koy rafetal lu koy taaral lu koy yàq donc Loyenne moom ñun doomu Loyenne lañu te lu ñuy mën a def Loyenne moo ci jiitu ñoo nu ñaanal te ñoom ñu wax nu liggéeyee nii itam kon loolu ñu ngi lay sant bu baax ci question bi te xam ni on est en phase avec ça